asalaamaaleykum maa ngi nuyu kenn ku nekk ak turam ak si santam di ñaan réew mi yàlla na fi jàmm sax di ñaanal ñépp yàlla na ñu am jàmm. donc tey dañoo ñëwaat encore ci 94 milliards yi nga xamante ne coow li ba léegi mi ngi fi. ñi gis ne monsieur Ousmane Sonko mi ngi continuer toujours ci logique am mooy logique ban la ci mooy que ne manipulation bi nga xamante ne moom la nekk di def. ndax bu ñu fàtte ne dëgg la ci réewum de droit la ñuy nekk donc réew de droit waruñoo mën a nangu kenn détourner suñu xaalis waaye tamit waruñoo nangu kenn di tuumaal nit te di wax naan dañ ma bëgg a complot pour tëj ma ci mbir moo xamante ne yow yaa soulever débat bi yow yaa wax ne taxaw jiiñ nit ne nga nit kooku dafa détourné 94 milliards am naa preuve yi d'ailleurs porte naa plainte waaye looy ragal di wax naa dañ la bëgg a complot. il faut tamit mu leer ci benn affaire mooy que ne waa Pastef dañoo war a xam ne Ousmane Sonko c'est un politicien sénégalais la doomu aadama la donc il faut pas que ñu penser que ne Ousmane Sonko il est intouchable. Ousmane Sonko lu mu amee sañ-sañ di wax lu ko neex teg ko ci deru le président war na mën a xaar tamit ay tontu yu jëm ci moom. waaye da ngay faral di dégg boo waxee ñu naan la non 15% des Sénégalais ñoo ko voté et pourtant le président 58% des Sénégalais ñoo ko voté. lan moo tax ñiy accepté di wax yenn kàddu yi ci président te Ousmane Sonko duñ ko wax yenn bu nekkul ci dëgg duñ ko wax ne nekkul ci dëgg. Idrissa Seck il a 20% te pourtant des fois ñi attaqué ko mais Ousmane Sonko mooy kan ba xamante ne moom mun na nekk ci dëkk bi di wax lu ko neex te kenn du ko tontu surtout ci mbir moo xamante ne moom da ci doon wuti intérêt mu dem ba ci biir xam ne loolu sottiwul mu politiser affaire bi ne porté naa plainte ba keroog ñu ngi koy déglu muy wax ne porté na plainte le 4 mai 2018 mais Ousmane Sonko kan la yëpp man Ousmane Sonko mën naa nangu mu gën maa jàng waaye du ma nangu mu ëpp ma xel. ndax Ousmane Sonko dafa am xel ma am xel dañ koo bind defal ko xel muy xalaat ñu bind ma defal ma xel may xalaat kon du ma nangu Ousmane Sonko di ma jaay ne moo ma ëpp xel déedéet loolu du ma ko mus a nangu. mun naa nangu nag mu ëpp ma xel mu dàq ma jàng loolu moom dëgg la. ndax kenn naataabulul ne dafa jàng waaye li ñu constaté mooy que ne dafa bëgg a utiliser ci jàngam boobu pour nax nit ñi mais man duma ci bokk. nga ne da nga porter plainte booba léegi depuis ñaata temps directeur le procureur réagirul mais ban plainte nga porté
boo toogee ci meeting yi da ngay accuser Mamour Diallo ne moom moo détourné 94 milliards nga ne porté nga plainte na la procureur woo mais plainte bi nga porté ba nga xamante moom nga déposé lan nga ci bind plainte pour détournement présumé des deniers publics waay da nga ne nit ki moo détourné 94 milliards am nga preuve yi lu tax booy bind plainte lu tax turoo ci turam am nga preuve yi nit ki moo ko détourné yow gis nga am nga preuve yi lan moo tax ngay bind plainte boo xamante ne amul turam ba pare nga ne monsieur le procureur de la République après plus de 8 mois d'investigation nous mettons à votre disposition des éléments qui pourraient être xam nga loolu tamit ñun dofuñu xam nga loolu yaa ngi wax ne déjà mun na nekk te pourtant da ngaa toog ci plateau yi nga ne dafa détourné moom la am nga preuve lu tax toujours nit ñi bu ñuy wax duñuy wax toujours ci plainte bi nga xam ne moom lay sonale nit ñi ba keroog rek mu ngi koy wax ne déposé na ko le 4 mai 2018 au niveau du procureur loolu plainte la plainte boobu duñ ko déposé ci table procureur muy woo Mamour Diallo ne ko Mamour Diallo kaay te amul fenn fu ñu bind Mamour Diallo il faut que Ousmane Sonko respecte nit ñi il faut que mu respecte nit ñi bàyyi manipulation bi mu nekkee il faut que ñuy waxante dëgg jàkkaarloo waxante dëgg Ousmane Sonko si est inspiré à diriger ce pays dafa war a wax nit ñi dëgg parce que loolu moo nekkoon conceptam mooy que ne politique bu bees gis-gis bu bees bu fekkente ne ñun dañoo war a ñëw pour continuer lu fu politiciens yi di def il vaut mieux ñi bàyyi politique loolu ay kàddoom la mais boo ñëwee ba pare inspirer loolu ba pare utiliser loolu si sa communication parce que tu communiques bien mais ça ne veut pas dire que tu communiques bien tu dis la vérité bu nga utiliser loolu pour nax nit ñi kon yow ana différence bi yow ak politiciens yi ñoo ñuy tàmmante seen biir ay dëmm ñooy jiiñante seen biir te du ñu am benn preuve kon boo waxee na ñuy diriger dëkk bi dañ ko war a teg ci lu leer teg ko ci dëgg mais pas ci ay naxaate ci mbir moo xamante ne yow dañ ci doon wut commission antuwul nga politiser affaire bi ne diw dafa am te pourtant waxoo sénégalais que ne ba ngay détourner affaire bi ba ngay dénoncer affaire bi waxoo sénégalais que ne yow yaa ngi ci biir dossier boobu amoon nga ci intérêt waxoo ko sénégalais yi yaa ngi wax li nga xamante ne di artu di wax naan dañ lay complot dañ lay waaj a tëj joxe ay éléments yi nga xamante ne jàpp nga ne ci loolu lañu mën a jaaree pour tëj la maanaam diffusion de fausses nouvelles def naan recel de documents violation du secret professionnel xanaa yow tey nga xam violation du secret professionnel ba ngay nekk impôt boobu xamoo loolu ba ngay nekk impôt xamoo violation du secret professionnel tey nga koy doog a xam dañuy bàyyi caaxaan bi te ñuy waxante dëgg man li may interpeller le gouvernement mooy que ne bu ñu jéem benn yoon porter plainte pour diffusion de fausses nouvelles nañuy bàyyi Ndeye Mili mi nga xamante moom la accusé directement mu porter plainte nañ ko bàyyi mu porter plainte bu ko defee moom mu génnee preuve yi nga xam ne moom la wax ne moom la yor su fekkee ne dafa ne porter na plainte au niveau du juge d'ailleurs point d'interrogation ci loolu ban plainte la fa déposé bu dee comme genre plainte yi moom ñi xam ne kii dafay caaxaan dafa nekk ci cinéma. ma jeexalee ci benn mbir affaire bi nekkul comme ni ko yeneen sénégalais yi jàppee mooy ci loolu la Ousmane Sonko bëgg a dox ci maayee ni ñooñu
mooy ñi nga xamante ne amuñu esprit d'ouverture di xalaat ci ñooñu la bëgg a jaaree mooy ñi nga xam ne dañuy am comportement comme benn nit lu ma ci interpellé que Ousmane Sonko pourtant sa mbokk la war nga ko mën a jàppale. duma ko jàppale ci dul dëgg su may jàppale nit da ngay d'accord que ne déjà de def nga erreur ma soog a nangu mais jàppale si nit parce que sama mbokk la ci loo xamante du dëgg du yoon nekkul affaire de région nekkul affaire de mbokk mais il s'agit des questions yoo xamante ne question réew mi la intérêt réew mi la donc loolu noonu dafa war a leer donc lii lañ fi indi tey dossier bi comme li ñu koy waxee rek ñu ngi koy topp duñ ko bàyyi parce que affaire yi naxaate yi dafa war a jeex Sénégal dañoo war a toll foo xamante ne képp koo xamante da nga war a diriger dëkk bi da nga war a set parce que bëggatuñu déggaat encore ñuy wax naan daf ñëwoon na non léegi la ñu war a xool ki nga xamante ne moo ñu war a diriger suba lan la mel kal la exactement tey lañ ko war a xool mais duñu bàyyi ba fal la ba pare ñu doog a xool loolu bu ko defee ñu naanoo daf ñëwoon na yooyu dafa war a jógee booy tax naan ñu ngi leen di jox dig daje ci fan yi di ñëw incha allah bu ci yàlla àndee wasalaam.